A2I TV maa ngi leen di nuyu di am mbégte di dajewaat ak yéen tey jii nag waxtaan wi dañu ma ne nañ ko def ci wolof dëgg la li nga xam ne moo tax ñuy waxtaan tey laaj na ñu dëgg-dëgg ñu wax ko ci wolof ngir ñi gën a bari ci waa dëkk bi xam li ñuy wax lu mu wax naa doon tey bi mi ngi jëm ci situation bi nga xam ni moom moo concerné Khalifa Sall maire de Dakar bi nga xam ne ci ginnaaw bi ñu ko jàppee tëj ko yàlla def na itam mu falu député à l'Assemblée nationale laaj bi ñu ma laaj mooy est-ce que jàpp bi ñuy jàpp homme politique yi lu demee ni Idrissa Seck la ko daloon ci régime mu Abdoulaye Wade moom ak Barthélémy Dias ci régime mu Abdoulaye Wade lu mel noonu dal Karim Wade ci régime mu Macky Sall ak Khalifa Sall ci régime mu Macky Sall est-ce que loolu mënul indi ëllëg ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañu ay kàngam lañu ñu daw politique bi ba dootuñu ci bugg dugg muy laaj bu ama am solo ndaxte responsabilité yi nga xam ne ñii ma tudd dañu ko yoroon laaj na ñi nga xam ne ñoo koy wut ñu doon ay nit yu am xam-xam doon itam ay nit yu maandu doon ay nit yu am gannaaw te yooyu qualité nga xam ne lim naa leen feeñ nañu ci jëmm ji nga xam ne moo tax ñuy waxtaan tey muy Khalifa Sall ay mbiram da ngeen ni est-ce que jaadu na ñu téye ko ci prison bi ba fi ñu toll tey tontu bi moo di li nga xamante ni moo taxoon ñu téye ka moo di ne IGE moo gëstu woon liggéeyam càmbar liggéeyam ci biir càmbar boobu ñu gis ne dafa am ñu gis ne dafa am nu mu doxale nu wuute ni yoon santaane ñu doxale ci wàllu liggéey bi du wàllu gestion mairie bi yépp de manière générale mais dañu ne ci wàllu li ñu tuddee caisse d'avance loolu caisse googule moo taxoon ma wax bés ci beneen conférence ni lépp lu doon caisse daal ci biir dëkk bi dañ ko war a tere wala boog ñu yorin bi mu bañ a doon secret comme ni mu ko doonee tey lu mu gàtt-gàtt mu am yenn ci ay kilifa yoo xam ne képp ku ñu dénk kees ñoom yoon dina leen may ñuy mën a xam naka nga yoree kees googu wante nag ay milliards nga dénk ko président de la république ne kenn du laaj kenn du xam nu mu ko yore lu ko neex la ciy def ay milliards nga dénk ko premier ministre ne kenn du laaj kenn du xam nu mu koy yore ay milliards wala lu ko jege nga dénk ko président de l'Assemblée nationale ne kenn du laaj kenn du xam nu mu ko yore naka noonu président du Haut Conseil des collectivités territoriales nga def la même chose yëkkati xaalis bu takku jox ko itam président du conseil économique social et environnemental ñi ñëpp nga ne seen ni ñuy yoree xaalis boobu ñu leen dénk kenn amul sañ-sañu laaj leen ko loolu laa wax ni dafa war a deñ parce que koomi réew mi la te bari la wuñ ko bu ñu jógee ci loolu nag pour ñëwaat ci cas bi laaj bi mooy est-ce que Khalifa Sall dafa war a toog prison ba fi ñu toll lu tax bàyyiwuñu ko depuis le 30 juillet li may leeral fii mooy le 30 juillet mooy bés ba ñu voté woon élection législative yi ba yàlla def mu falu moom Khalifa doon député boobu résultat provisoire yi bés boobu moo ko wone wante yoon dafa wax ni bu ñu voté ba noppi résultat yiy génn ca bureau par bureau dañu koy siiwal résultat provisoire la tudd yooyu les résultats dañ koy dajale par centre de vote yi yóbbu ko ci juridiction départementale ba ñu yóbbu ko ci cour d'appel bu Dakar mu publier les résultats lu ñuy tuddee provisoire kon le 30 juillet ci ngoon amuñu woon sañ-sañ taxaw réclamer libération Khalifa Sall parce que résultat ya dafa provisoire résultat wu négandiku la loo xam ne résultat wu négandiku la nag lu ñuy xaar moo di ne dañuy xaar ba xam ne ñépp dinañu dëggal boobu résultat wala dinañ am ñu koy dingat
si biir xaaj nëgëndiku boobu ba juge Demba Kandji publier résultat provisoire ya ca tribunal wane nañu ne ci ginnaaw gi après am na ay contestation am na ñu dingat résultat yooyu ne la xew Touba tey na seen xol tey na seen xel la xew ca biir Dakar tey na seen xel la xew Abidjan tey na seen xel yooyu laa fàttaliku yooyu laa mën a wax kon nga gis ne le 30 juillet ci guddi taxaw ne nañu libéré tey Khalifa parce que doon na député mënul woon nekk résultat provisoire yi attaqué nañu leen kon dëggal na situation bi doon justifier mu desal ni prison bi nga xamante ni bi conseil constitutionnel juge Demba Kandji yónnee na ko les résultats provisoires jot na itam recours ak appel yi nga xam ne yeneen liste yi def nañ ko di dingat bi résultat mu jël tangam càmbar yooyu les résultats ba ni mu joxe li nga xam ne mooy résultat définitif yi résultat définitif yi nag bañ ko joxee itam ca la ku fal woon député rek sañ nga ni am nga immunité parlementaire parce que résultat yi conseil constitutionnel joxe kenn mënatu ci dara fii ak juróomi at képp ku conseil constitutionnel ne falu nga Dakar wala Ndar wala fii ci diaspora bi France wala Italie wala feneen ku conseil constitutionnel publier sa tur ne falu nga ci circonscription nangam wala ci liste nationale bi doon nga député fii ak juróomi at lu dul nga def luy war a tax ñu dindi sa malaanu kiiraay yow doon nga député kon à partir de ce moment-là la ñuy war a mën a wax nag ni kon boog na yoon teggi loxoom ci Khalifa Sall ndaxte député la parce que ñu ngi ko doon topp ci ay tuuma yoo xam ne ñu nga woon ca l'enquête te l'enquête bi mayeegul woon ñu yóbbu ko ci kanamu juge bu koy àtte ba condamné ko gannaaw condamné gunu ko dañu ko war a yeewi mu ñëw def si liggéeyu député leeral bi nga xam ne dañ ko war a def foofu buñ ko yeewee muy defi liggéeyu député teerewu leen ñu def seen l'enquête continue bés buñ ko soxlawaatee nag war koo àtte pour mu wuyu ji tribunal dañuy lever immunité parlementaire foofu la tëkkale bi ak kaw Barthélémy Diaz amee bunt donte ne li ñu di toppee du benn kële ñu ngi ko doon toppee affaire u meurtre bu ñu ko doon tuumaal bi ñu ko soxlaa war koo àtte moom ci boppam mu façon yéene dem wuyu ji mais yoon mayewul député mu def lu ko soob moomatul boppam moo tax ñu ko sàngi malaanu kiraay ndawi réew mi la moo tax ñu di ko aar ndawi réew mi la moo tax ñu di ko jox yenn ci ay xeetu teraanga ak jumtuwaay pour yombalal ko liggéeyam bi nga xam ne dafay def liggéey bi nga xam ne moo nu concerné moo jëm ci li doxal réew mi kon ñu gis ni Khalifa Sall tey fu mu toll nii bu fekkente ni yoon kese la ñu topp je dis bien bu fekkente ni yoon kese la ñu topp maanaam lu aw réew mi dañu koo war a teggi loxo pour ñu teggi ko loxo nag ki mag ci assemblée bi muy président Moustapha Niass wala ki ci gën a ndaw muy Aminata Diaw ñoom ñëpp ñoo yem dayoo ay député lañu ku ne si ñoom mën ngaa demander loolu bu ko assemblée bi yëpp deful itam député yëpp man koo demander ñu bàyyi seen naataango Khalifa Sall mu ñëw fekk si leen ñu liggéey seen liggéey te terewul enquête bi di wéy bu ci député yëpp man koo député wu opposition bi au moins mën nañ cee man koo ñoom buñ ci man koowul ñoom itam waa Manko Taxawu Sénégal nga xam ne Khalifa moo leen jiite woon ñoom ñu campagne ba Khalifa nekk député war na noo mën a Manko bind seen bind solliciter président de l'Assemblée nationale ne ko danoo bëgg suñu nattangoo bi nga xamante ne ñu ngi ko teg yoon ñu ngi ko teg loxo ca kaso ba fi ñu toll nii ci lu dootul yoon bi di ko téye danoo bëgg ñu bàyyi ko mu fekk si ñu def suñu liggéey l'enquête bi di wéy ba keroog buñ ko soxlaa mu dem wuyu ji assemblée nationale bi yëpp defandoo ko wala boog opposition bi def ko wala waa Manko Taxawu Sénégal def ko wala kenn rek
ci député yi am na sañ-sañu jël xalimaam bind président de l'Assemblée wax ko ko bind président du conseil constitutionnel ñaan ko ko yokk ci nag ne foofu la yëf yi amee solo yokk ci ne sunu yoonu dëkk sunu sartu réew mayewul benn yoon képp ko am ndombo tànk nga xañ beneen sénégalais beneen doomu réew mi ndax sa ndombo tànk nga jël ko pour xañ ko li nga xam ne àqam ak yelleefam la sunu constitution da koy bañ. kon député bi gën a ndaw Aminata Diawo nga xam ne moo gën a ndaw ci ay at ba ci Moustapha Niasse nga xam ne mooy seen mag doon itam président de l'Assemblée ci diggante bi ñoom ñépp mën nañu àndandoo def ko ñenn ci ñoom def ko walla kenn ci ñoom def ko bu boobaa dina am jeexital bi nga xam ne mooy waral ñu libérer Khalifa Sall loolu nag dama yaakaar ne war nañ ko def parce que réew ci jàmm lañ koy yor réew ci jàmm lañ koy doxale te fi mu ne nii ñu ngi dëppmal votu budget bi maanaam li tubaab di wax loi de finance 2018 budget bi nga xam ne ci la état bi nar a sukkandiku pour yor réew mi ñu ngi ko nar a voté ci rentrée session bii di ñëw kon yaakaar naa ne pour liggéey boobu mën a am ci dal danoo war a fexe ba keroog bu ñuy woo député yi pour boobule liggéey na fekk ñoom ñépp ku ca ñëwul mu doon ngànt la téye mais ñoom ñépp nañu teew te mën naa nekk parce que te yoon kese lay doon fi ngay xamee ne tey téye Khalifa Sall ca biir kaso ba du lu jaadu mooy tey yàlla tere ci ko bu Macky Sall ne woon bàyyi na bëggatul nekk président de la république wala mu feebar ba mënu talatu ko yàlla tere bu ko loolu dal wala mu génn àddina yàlla tere yàlla bu ko loolu dal dañuy jàngale moo tax lu ko situation bi nga xam ne moom la ñu tuddee situation d'empêchement daloon tey jii nga xam ne kon ci sunu charte réew dafa ne président assemblée mooy yor nguur gi diir bi nga xam ne nguur gi charte réew bi daf ko ci tënk daf ko ne nag ci diir boobu da nga ci organiser élection présidentielle dara fi ñu toll nii dara mënul tere Khalifa Sall bu ko neexee donte ne ma nga ca kaso ba ñu koy jaay doole te bàyyeeguñu ko dara mënu koo tere mu déposer candidature nekk candidat ci présidentielle boobule nga xam ne dafay nekk ci situation bu exceptionnelle dara mënu ko koo tere parce que mi ngi jouir encore lépp luy àqam ak yelleefam ay sañ-sañam mu ngi koy am ba fi ñu toll kon ñu gis ni li nga xam ne tey jii moom mooy li ñu war a def mooy li ma wax sànq rek ñu bind ñaan waaye itam séparation de pouvoir bi ñuy wax entre pouvoir exécutif bi nga xam ne président bi la ak gouvernement am ñoo koy incarné pouvoir législatif bi nga xam ne assemblée nationale bi la pouvoir judiciaire bi nga xam ne conseil constitutionnel la ak tous les démembrements de la justice séparation des pouvoirs boobu ñuy wax fii nag war nañ ko jëfee kenn si ñoom war naa mën a am sañ-sañu wax ne ñu ngi jalgati kat ak yelleefu sañ-sañu keneen si ñun en tant que doomi réew mi et que laaj na yoon def liggéeyam ñu teggi li nga xamante ni bii moom la ñu teg ci kawam bàyyi ko mu dem defi liggéeyam buñ ko soxlaa woo ko mu ñu wuy si loolu dina wone dëgg-dëgg ni am na effectivement séparation de pouvoir ci sunu biir réew lu ko mooy day doon ay kàddu yi kese mais ci jëfe amul kon ñu gis ne fii lii situation bii nga xamante ne bii mooy tax ay régime politique bu ñu gisee koo xam ne doon na adversaire ci ñoom ñu teg ko loxo mën naa tax ba bu ëllëgee ñu bari ci ñoo xamante ni mënoon nañu amal réew mi njariñ ci xam-xam bu ñu am ci dayoo bu ñu am ci dal bu ñu am ci réseau yu ñu am maanaam mbooloo yu ñu am ñooñu leen ñëpp dëddu lépp luy politique bañ cee dugal seen loxo bu ko defee ñu bàyyi ko ak ay cune ñooñu nag ñu ne ci yor réew mi te bu boobaa yorin bi du rafet loolu tekkiwul ne ku yàq
wala ku jalgati bu ñu la dénkee ñu bañ laa topp ku ñu dénk nga luubal dañu lay topp mais nag di topp ay nit yoo yaakaar ni ëllëg dañoo nar a doon say jamaale wala sa jamaale wu waa kër nga teg leen ay tuuma ngir néewal leen doole wala fexe nu ñu leen boddee loolu dañ ko war a dàq loolu leen ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw wax ci ndaxte nag session bii di ñëw nga xam ne si la ñuy voté loi de finance pour 2018 maanaam budget wu Sénégal si ni ko état bi war a yoree réew mi en 2018 bu fekkente ni defuñu ko ci dal loolu mën naa indi yàqu-yàqu yu rëy loolu mooy li nga xam ne li ma amoon ci di ko indi ak góorgóorlu bu doy pour mën a waxtaan ci sujet bi ab baynunke nag moom lañ ne woon na làkki wolof yaakaar naa ni li nga xam ne wax naa ko fii leer na ci xelu ñëpp dégg nañ ko li may ñaan rek mooy na ku nekk si ñun def li nga xam ne moo la war ngir réew mi mën a nekk ci condition yu dale ko ci président de la république nga xam ne man sama morom la ay weer a dox suñu diggante ba ci ki gën a ndaw ci ñun ñëpp dañoo war a def ay jëf dox ay jéego yoo xamante ni day indi dal ci biir réew mi bu ko defee ñi nga xam ne am nañu yéene ñëw Sénégal indi fa seen xaalis pour liggéey ak ñun ak ñi nga xam ne ña nga nekk ci biir réew mi di fa liggéey mais situation bi indi jeexi jaaxa ñoom ñëpp seen xel dal ba ñëpp toog li nga xam ne mooy xéewal yeeg yenn xeetu teraanga yi nga xam ne suñu borom mu ñu koy may muy feeñ ci suñu suuf nar a ball lu demee ni pétrole beeg gaz beeg or beeg mbay mi nar a naat yooyu la yëpp ñu mun koo dox mun koo jëriñoo ak suñu teeyu bakkan moo tax may woo Sénégalais bu ne ak foo mën a ne loo mën a def rek def ko ngir jàmm mën a dellu si ci biir réew mi suñu réew dal teraanga dañ ñu xamee woon ñun ñëpp ñu bokk ko mën koo séddoo ak ñu ñu amal jàmm ak ñu ko yéene loolu mooy li nga xam ne moom laa amoon doon ko indi tey ci waxtaan bi ak samay xarit ak am di jàmm yéen ñi sopp A2I TV di leen nuyu di leen gërëm di leen sant ba beneen yoon